wane lañu di gëmunu leen lu dul lii ñuy bégal saa yu ne. ONG bii di CEGID lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen di digtal ay série d'émissions ñeel wàllu métital ak abus sexuel yi ñuy teg tuut tànk yi alxamis lay doon ci weer wu ne bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom benni waxtu Maimouna Sarr Malo dina ci dalal ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu woowu waaye it ay sociologue ngir rek ñu taxaw seetlu jafe-jafe yooyu tuut tànk yi di dund waaye it ñaax askan wi ngir soppite ci wàllu woowu ONG CEGID ak ay partenaire am taxawu tuut tànk yi mooy seen yitte. asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam amaat mbégte nag bu baax a baax toog fii ci émission yi nga xamante ni rajo Afia FM ci lëkkaloom ak waa centre de guidance infantile et familiale ñoo leen koy jagleel ñuy waxtaanee wàllum abus sexuel ak viol yi nga xamante ni ñoo ngi koy teg ci tuut tànk yi comme ni ñu koy defee alxamis bu nekk bu 17h jotee jàpp 18h ci seen rajo Afia FM 93.0 tey nag ñuy dalal Mame Sophie Ndiaye yore wàllum accueil bi ak accompagnement xale yi nga xamante ni elles sont victimes de viol foofu la ca CEGID ak ay ndaw yoo xamante ni dañoo ñëw tey jii yaakaar naa ngir wax seen xalaat jëmale ci viol yooyu nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku mu bari lool ci réew mi mu di Ousmane Fall ak kii di Rosalie Dior Mame Sophie dañ lay jox kaddu gi nga daal di nuyoog mbokku auditeurs yi rek laataa ñoo jox suñu jeunes yi kaddu yi. aleykum salaam Maimouna maa ngi lay nuyu di la ziar. di nuyu également suñu fidèle auditrice su Afia FM comme ni ñu koy defee saa su nekk chaque jeudi tey ma am contentement ak sama invité yi nga xamante ni si dama leen woo hésité wuñu dañu ñëw kii di Ousmane Fall ak Rosalie di kontaan trop ci plateau bi ci kanam ñu gën a développer incha allah. d'accord Ousmane nuyu nañ la. maa ngi leen di fay maa ngi lay fay Maimouna di la ziar di la wàccuwaay di la gërëm di la sant ci invitation bi. d'accord Rosalie ñu jox la kàddu gi. maa ngi nuyu ñëpp maa ngi leen di gërëm aussi ci invitation bi di gërëm waa CEGID. d'accord comme ni ko Mame Sophie waxee rek daf leen invité ngeen ñëw hésité woo leen yaakaar naa ni loolu thème bi moo ko waral wala sax li nga xamante ni waa centre de guidance infantile et familiale ñu ngi koy xeex moo ko waral mu di viol yi nga xamante ni ñu ngi koy teg ci kaw tuut tànk yi Ousmane yow ngay ndaw di gis viol yooyu lee mu bari lool nag ci tuut tànk yi qu'est-ce que ça vous fait vous en tant que jeune. waaw kii may mën a loolu dañ koy méttadlu di ci xar suñu tànk tubay ndax loolu nekkul lu jaadu nekkul luy yoon amul lu ñu jarul moo tax bu ñuy Sophie woowee ci invitation bi hésité wuñ parce que ñun ci loolu ñuy dox ndax suñu raq wala suñu doom mën na cee nekk victime kon dañuy sawar ci invitation bi fas yéene si nag indi suñu xalaat bu tuuti jëm ci këcee doole ba xam parce que nekk na loo xam daal dafa xew te balaa moo xewi kenn xamul kañ la mais boo ñu xal ci tànk tubay def si lu ñu mën en tant que jeune yàlla nag mooy mottali mais en tant que jeune dañ ci jéem def lu ñu mën ci biir quartier bi ñuy dëkk ci gox bi ñuy nekk def si lu ñu mën a ba nga xam ni ëllëg lu ci biir rek ñu participer ci développement wu jeunes yi xale yu ndaw yooyu nga xam ni ñoo nekk ci biir quartier yi. ci loolee damay jox kàddu gi Rosalie di ko laaj rek Rosalie en tant que jeune nga nekk ci quartier dégg ne ab xale bu ndaw ak gone bu am 9 ans 10 ans violé nañ ko yaakaaroon ne yéen ndaw yi am ngeen benn rôle boo xamante ni war ngeen ko mën a jouer ba joxe seen participation ci viol yooyu lee. bien vrai que ne neexul ci xol wala neexul ci gis-gis que xale bu ndaw boo xamante ne dafa nekk âge de minorité ñu violé ko parce que impact yi muy posé ci moom du doon moom kese dina nekk au niveau de la société ñun en tant que jeune suñu wàll mooy sensibilisation des parents parce que gis nañ ne léegi dëkk bi dem liggéey dafa metti ba nga xamante ne outil looy jox sa njaboot dafa bari ba nga xamante ne surveillance bi moo amatul ci xale yi il faut que ñun ñuy sensibiliser parents yi pour ñuy joxe benn écoute attentive boo xamante ne dañ koy jox seen xale yi nga xamante ne xale bu ñëwee di la wax nga déglu ko parce que mën na dund à ton absence doo xamante ne fekkee woo ko mais buy wax ak yow aussi nga di ko déglu accompagnement aussi di am ngay sensibiliser ñu bañ a jël sexe bañ ko def sujet tabou ci biir kër yi ñu de xale bi surtout jigéen bu demee ba tollu yenn âge yi commencé développer yenn sens yi ñuy waxtaan ak moom pour mu xamante ne tonton bi la nekk ci koñ bi warula woo di la teg loxo et tout touchement yëpp ñuy sensibiliser parents yi ñun jeunes yi loolu moo nekk suñu rôle pour ñu mën a wax ak seeni doom. d'accord loolu moo nekk seen rôle mais rôle boobu noonu lan ngeen fas yéenee def ba concrétiser wàllum sensibilisation yooyu le ba xam
comme tamit xam nga Rosalie fii Sénégal am na ci ñoo xamante ni da ngay dem même seen dëkkandoo sax bu ñëwee ne ko mère kat gis naa sa doom démb muy def naka su dul noonu day dal ci kawam déedéet gisoo sama doom da nga bëgg a yàq deram et cetera et cetera mu mel ni comme que dégloo tunu seen i mbokk ñi nga xamante ni ñoo leen gën a féete mag est-ce que yéen ndaw yi boo leen jógee pour yëkkati seen kàddu jëmale ci sensibilisation ci mag ñoo est-ce que dinañ am ngeen chance ñu déglu leen yaakaar nga ni. bon am nañ chance ñu déglu ñu parce que ak différentes structures yu ñu nekk ci biir gox bi comme par exemple man damay jël sama exemple je suis de la Croix-Rouge dañuy indi thème yooyu ci biir kër yi dañuy indi thème yooyu ci biir camaraderie bi di ci waxtaan ak xale yi dinañ def causerie dem ci kër xale bi waxtaan ak parents am tey loolu moyen de communication boo xamante ne la tey buñ ko defee parent bi dégg ko moom dina ne man de sama doom ci ñu mu nekkal ñooñu de wax nañ ma lii foofu mën nañ fa jaar aussi parents yi ci côté Ousmane dama leen di wax aussi ñoom ñi nga xamante ne ay acteurs de développement lañ loolu c'est les jeunes qui doivent combattre ça ñun ñoo ko war a xeex parce que tey bu dalee benn xale ci gox bi day impacter gox bi yëpp parce que yeneen xale yi dinañ am stress moom ci jëmu boppam dina am problème yoo xamante ne c'est des problèmes majeurs yoo xam ne doo xam fan la koy yóbbu après ñun jeunes yi ñoo war a taxaw def structure yoo xamante ne comme par exemple la Croix-Rouge les relais communautaires ñuy def ay débat yoo xamante ne c'est pour les jeunes c'est pour les mamans pour ñu mën a sensibiliser seen doom parce que viol bi nekkul seulement les jeunes filles da ngay gis ay xale góor aussi yoo xam ne dañ leen di violer pour ñu sensibiliser parents yi ci loolu li ma ciy dolli rek mooy. li wax gis nga dialogue bi mooy foog mu am médiation bi. entre jeunes yi ak enfants yi. jeunes yi ak parents yi. parce que am na ñoo taxawee si gox bi waxtaan ak parent bi rek waxtaan ak jeune bi rek foo demee si parent waxul lii rek da koy gëm. mais am na ñoo taxawee ñëw duñ la gëm. parce que yombul mais da ngay reyante am na waxtaan nekk ndaw ñi xamal leen yëgal leen ñu ba ñemee la yow parce que xale lu mu ñemul wax parent yow mën na la ko wax. bu ëllëgee nga xool noo koy defee ba waxtaan ak parent bi ba convaincre ko ci loolu nga génne ko ci loolu du yomb mooy comme ni Rosal wax rek dañ ciy xas suy tànk tubéy comme ni ñu koy waxee mais médiation man surtout dama ciy basé wu foog jeunes yi di waxtaan ak parents yi di waxtaan ak xale yi ñu ciy sonn du yomb tamit dañ ciy sonn di ci dox ay jéego daal. Afia FM Afia askan wi moo ko tax a jóg. am na solo bu baax a baax Ousmane mbokk auditeurs yi yéen itam ci waxtaan mi ngeen bokk ñuy waxtaanee wàllum viol yi nga xamante ni ñoo ngi koy teg tout tànk yi comme ni ñu koy defee alxamis bu nekk bu 17h jotee jàpp 18h ci seen rajo Afia FM ñu ciy ànd ak waa centre de guidance infantile et familiale. maam soxna yaakaar naa ni dégg nga li nga maam Sophie yaakaar naa ni dégg nga li nga damaa namm soxna yaakaar naa ni dégg nga li nga xamante ni ndaw yi moom lañ wax jëmale ci wàllum sensibilisation parents yi ngir rek mën a moytandiku wàllum prévention viol yooyu nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci tout tànk yi lan moo sa xalaat. waaw maam Maymuna loolu moo tax ñun ñu xalaat ñu ne comme ni ñuy invité mag yi. xale yi tamit am nañ ci wàll. parce que xeex bi ñëpp ci war a def combat bi ñëpp ci war a dugal seen loxo. chacun doit y mettre le sien pour que mbir mi gën a reculer. boo seetloo en général xale yi dañuy gën a mën a communiquer jeunesse bi dañuy gën a mën a communiquer ak xale yi nga xam te ne ay tout tànk lañ. bu ñu waxee ak ñoom dinañ leen xaw a dégg par rapport ak. parents yi nga xamante ni si dañuy xalaat ne kii parent bi su waxee ak man dafa am benn autorité buy nekk seen diggante wala benn rusaange buy am seen diggante donc ñoom ñii di jeune en tant que jeune moi je trouve que seen responsabilité ñi mu ngi ci biir ñu dugal seen loxo bu baax parce que xale bu jigéen bi ngay gis ci biir kër gi mu changer comportement yéen am ngeen ci wàll. parce que bu wéyjur bi demee ba nga xam te ni si dafa am benn barrière bu am digganteem ak doomam yéen war ngeen jël relais boobu dox ko barrière boobu ngeen xaw ko dindi su ko defee xale bi ngeen ñemel ko seen bopp waxtaan ak moom bu la nit defee nii bu la diw wala tonton saay-saay bi wala tata saay-saay bi defee nii nii nga war a def wala lu la waay mën a wax nga ñëw wax ma ko donc xeex bi dafa nekk en général xeex boo xam te ne lu naqadee dindi la actuellement mais bu ci ñëpp dugalee seen loxo moi je trouve que mbir mi dina xaw a wàññeeku tuuti parce que xale bu góor bi ci biir koñ bi
du rek mouvement associatif yi loolu mooy kii yam mais lii ñuy xeex nii ñoom seen wàll la seen devoir la te et puis ñoom Ousmane mi aussi ak ñoom Rosalie je trouve que ñoom it ñi ngi ci bay seen waar parce que li tax ma invité leen du hasard. Ousmane dama dem keroog seen quartier ñuy def causerie. ñu dem ñu mobiliser te moom mu sonn ci nekk ci et tout ma xam ni moom mi ngi doxal loolu ci quartier am moom ak Rosalie ñoom ñëpp donc ce serait bien aussi ñu invité leen ñu waxtaan ak askan wi xamal leen ne leen kat mbir su xewee ñëpp ci war a jàpp surtout actuellement doo xaar ba ni yeggseegul ci man boobu mooy lor nit ñi foo mën a toll ak gox boo mën a nekk li nga mën a xeex ko te yàlla tax li nga ci mën def ko su ko defee xale yooyu dinañ aaru su ko defee xale yooyu noonu dinañ la ñeme loolu la sa bopp ba nga xamante ni si bu ñu ñëwee dinañ tonton Ousmane wala tata Rosalie diw ak diw moo ma defoon nangam. su ko defee loolu naqar yooyu xale yi nga xamante ni ñi ngi koy dund ci biir kër yi wala ñi ngi koy dund ci biir quartier bi. ñoom dinañ ci mën a dugal seen loxo xam bu baax naka la ñuy def. te vraiment jamono ji dañoo nekk jamono joo xamante ni si papa day dem wuti yaay day dem wuti. ñoom tamit bu ñu gisee lu ñu xamante ni si war nañ ko mën a corriger ci biir kër gi wala ci biir gox bi vraiment seen loxo ngi ci biir te dañ ko war a matal ba mat sëkk. am na solo bu baax a baax mbokk auditeurs yi comme ni ma leen ko waxee rek si ngeen bokk ci waxtaan bi mën ngeen woote ci 88 628 05 05 88 628 05 05 ngir rek daal di wax seen xalaat. Rosalie dafa wax lu am solo sànq Mame Sophie Ousmane ne tabou bi nañu war a briser sur ci sexualité bi maanaam parents yi di waxtaan ak seen doom ci wàllum sexualité ndax xale yi bu nu waxtaan ak ñoom ci wàllum sexualité internet baa ngi fi. internet bi nañu ubbi daal di xool te loolu tam du lu gën parce que niñ koy gisee noonu amaana booy xool sax attan nañ koo dem essayer noonu donc internet bi du solution comme que yéen parents yi tamit ñu bari ci parents yi boo leen laajee dañ naan man daal wax dëgg yàlla rus naa waxtaan ak wàllum sama doom ci wàllum sexualité rus naa ko am si parents yoo xamante ni dañuy jàpp ne bu nu waxtaanee wàllum sexualité ak seen doom ñu ngi koy encourager ci yëf yi donc yéen vous en tant que jeune est-ce que ne doonul yéen ñii si seen bopp yéen a war a doon ñoo xamante ni yéen a war a briser tabou boobu ci sexualité parce que parents yi buñ leen di xaar kat amaana duñ ko def Ousmane. waaw dëgg la kii Maimouna parce que man gëwuma sujet tabou quoi man gëwuma ko parce que man dama gis jàpp ne sa doom boo koy yar dafa war a da nga jaas digg bi pour mën koo jaar teg ko ci yoon pour mën koo ëllëg mu xam. mais boo koy jàddal rek leen kii lii internet bi nga wax dëgg la tey cyber boo demee xale yi ñoo fay fees lu ñuy seetaan parce que kii fay borom cyber xam bu ngeen nekk ci bu ñu da leen jaay ñu dem jënd dem taal ordinateur bi lu ñuy xool seen yoon nekku ci léegi tey ñun jeunes yi nga xam ñoo nekk ci quartier bi ñu xas ci tànk tubay parents yi tamit foog ñuy waxtaan ak xale yi ñun suñu daayira man daayira laay def man daara laa nekk amuñu sax sentiment oustaz day jël micro bi taxaw haut-parleur yi di wax ak booy yi lii dëgg si taw di jaas digg bi ne lii ak lii ñu ree mais da nga ci jàng benn jàngat après bu jeexee nga woo booy ko oustaz li wax dégg nga ko lii ak lii c'est day retaan lu mais dafa am importance léegi après bien vrai si kaf bi ngay waxaale dëgg bi mu xam ko foog parents yi waxtaan xale mais léegi parents yi boo xool tamit taltuñu booy yi bu ñu xëyee dañuy liggéey waajur bi day xëy dàqal ne ko génnal kër dama fooy te vacances bi ñu toll nii si la affaire bi gën a garaaw mbedd yi day fees dell xale yi duñu teel tëdd tax ba yenn heure yi gis xale yi instant yi la gën a mën a waxtaan ak xale yi gën a mën a ñaax xale yi loo guddee tëdd sa doom dool ko benn 2 heures de temps wala benn dimanche wala benn samedi da ci am solo bu baax a baax. am na solo bu baax a baax Ousmane. Rosalie ñu gis ne daanaka booy seet ñi nga xamante ni ñoo def viol yooyu léegi ci tout tànk yi booy xool ñu bari dañuy def viol bi dëkk ak yow ci koñ bi def viol bi ba pare ñu bàyyi leen ñuy taxawaaluwaat ci koñ bi bu ko defee xale bi di ko gis. loolu daf koy gën a traumatiser xam naa ni Mame Sophie après dina ci gën a ñëw waaye man fu ma bëggoon a ñëw ak yow moo di ne cas yu mel noonu ñàkk preuve moo koy waral booy seet est-ce que jotul tamit ñu sensibiliser parents yi ci jëm ci wàll boobu na bu ñu violer seen doom man taxawaay nañ war a am. Merci Maimouna par rapport ak sensibilisation bi comme tey bu ñu defoon causerie pour loolu il faut que parents yi di nangu joxe preuve yi.
parce que xam nga lan moo ñu sonal ñun Sénégal le fameux entre guillemets muñ ak sutura ñun loolu moo ñu lor ñun da ngay gis sax yaa ngi ne koñ bi sax dafa sori des fois ci biir kër gi la viol bi di amee nijaay bee ko def wala raq papa bee ko def mais entre guillemets bañ nañ ñu jël yaay ji ne moom moo soxoree diw ba dugal ko prison wala papa ji moo dëgër ba yóbbu nit prison dañuy préférer ñoom jël loolu def ko sutura ci biir kër gi mu nekk entre quatre murs xale bi di màgg ci environnement boobu baaxul ci xale parce que lim ko nar a yàqal dafa bari foofu noonu man damay wax à ce que ONG yi aussi ñuy jàppale aussi jeunes yi ñuy ñëw ci quartier yi di def genre causerie yooyu ndaxte ONG bu ñuy wàcc comme Ousmane ni mu ko waxee léegi c'est une chose très intéressante que mu nekk daayira oustaz del micro ne lii moo am lii ak lii ak lii moo am les mouvements à foulard l'ont fait le fait les associations ñi nga xamante ne c'est qui pour le développement ñu ngi koy def mais yoon la ñu amul wala buntu boo xamante ne ñu ngi fay jaar mais comme tey benn CGID bu ñëwoon accompagner leen liggéey bi day gën a yomb ci ñoom loolu noonu man dafay nekk benn plaidoyer boo xamante ne dama koy wax Sophie en direct mu def ko sutura ak muñ moo ñu sonal preuve dañ ko war a génne parce que xale buñ ko violé par ces actes la police mën a bindee loo xamante ne moo mën a dem hôpital si loolu noonu la ñu mën a tirer li nga xamante ne dañ ko war a porter plainte pour mën a yóbbu mais dëkkandoo yi après ñooy ñëw mbokk yi ñooy def réunion de famille wala li gën a méttiwaat encore bu dee xale bi mi ngi entre 15 et 16 ans bu wasinee yàlla bu ciy ëmb tegu bu wasinee na ko takk loolu moo gën a métti te ñu ngi koy def xale yi xale boobu ménage am traumatisme la ciy dund parce que mënul xale boo xamante ne c'est son violeur mooy ñoo nekkaat jëkkëram ñoom parents yi duñu soucier wu ci loolu parce que ñu ngi def benn sujet tabou autour de nijaay ji moo ko ëmbal bugguñu mbedd bi xam ne nijaay ji moo ko ëmbal day saltel suñu der mais day saltel suñu der tant que teguñu ko ci table bi aussi du fi jóge parce que violeur bi tey buñ ko mayee loolu ñaata xale la traumatisé avant xale boobu noonu ñu mu feeñ ñaata xale ñooy xoolee xale boobu noonu nga xam ne violé nañ ko ndax xale yi dañuy ànd seen biir dañuy waxante seen biir moromam yi nan lañ koy xoolee parents yi duñ ci soucier wu les parents sont les premiers responsables ñoo xam ne ñoom la ñu war a sensibiliser bu ñu leen sensibiliser ñu wàcc ci xale yi damay rejoindre Ousmane parce que nee na dañoo war a sensibiliser xale yi sensibiliser parents yi parents yi amuñu jotu xale yi même les dimanches bi nga wax dañuy xëy togg añ dem natt surtout jigéen yi góor ñi moom ñu ngi liggéey parce que ñu ngi dawal seen doom mais xale dafa am cadre de vie bu restreint boo ko war a defaral bu dee parce que affaire yi day ñëw de plus en plus pire ñu ngi ci vacances da ngay xëy dem liggéey tonton mu ngi ci biir kër gi xamoo 100 francs bi muy jox sa doom oreille attentive kese moo ñu mën a dimbale ci xale yi communication interne ci biir kër gi parce que sa doom bu jigéen man jàpp naa ne mën nga koy yar boo xamante ne boo ñëwee ci biir kër gi boo ko xoolee bët lu ñu ko def ci mbedd bi dina la ko ñeme wax mais bu ñu nekk rebelle envers nos enfants que ne damay ñëw def le gendarme comme góor ñi jigéen ñi dañuy topp seen jëkkër ba seen doom yi duñ leen ñeme nañu def communication interne d'abord merci beaucoup. am na ku may faral di dégg muy wax naan jigéen ñi nañu stand-by seen jëkkër yi te toppatoo seen i doom Rosalie dafa am lu am solo lu mu wax Mame Sophie wax na wàllum nëppal bi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci jëm ci wàllum viol yooyu wax na ci wàllum communication ci diggante parents ak seen i doom waaye ci question bi ma ko posé Mame Sophie mu mel ni yenn saa ñàkk xamat yi da cee am. ndax yenn saa yi nga gis koo xamante ni dañoo violé doomam mu jël sang ba mu set jël yére yi dugal ci siwo fóot wala mu jël yére yi dugal teg nale ba pare doo ko jëmaleeg moom police wala gendarmerie wala CGID wala fu mu xam waral ma bëgg ñu accès sensibilisation bi jëm ci loolu ki nga xamante ni dañoo violé doomam nan la war mën a def ba nga xamante ni preuve yi du ko ñàkk ba kooku noonu liberté di ko ci fekk muy taxawaalu ci koñ bi di tambaamaalu ci koñ bi war koo mën a defaat beneen xale. Maïmouna li Rosalie wax dama koy rejoindre un peu. mais bëgg naa li mu wax sànq par rapport ak ONG yi xam dañu war a dugg ci biir gox yi di sensibiliser. comme ñun dañu koy defee. parce que looloo tax ñu xam ko ba tax ñu invité ko parce que Ousmane du ñu bàyyi parce que keroog samedi. vendredi voilà dem nañ ci Grand Yoff di def ay sensibilisation on le fait d'ailleurs chaque fois waa Grand Yoff ak waa Parcelles Assainies surtout ñoom ñooy suñu cible chaque fois maire Racky day dem ci gox yeeg goxaan yi ñuy def ay causeries pour sensibiliser davantage waajur yi ndax ñu dañu installer lu mel ni benn comité CAV comité d'alerte de veille et d'écoute loolu mooy tax
askan wi di mën a waxtaane yenn sujets yu lu mel ni ay viol ak maltraitance parce que dafa am solo parce que waxtaan yooyu noonu ci la ñuy ñu baree bari di gindeeku ne man kat ndekete li ñu waxtaane fii bu ëllëgee dinaa ci bàyyi xel pour sama njaboot c'est important parce que yenn organisme yëpp waroon nañ di def noonu ñun nag li nu mën ñi ngi koy def par rapport ak sensibilisation boobu pour jàppale waajur yi jàppale xale yi jàppale ñëpp nga xam te ni ñëpp ñoo ko bokk. Pour revenir un peu ci sa question Maïmouna, c'est important parents yi dafa am ñu nga xamante ni si des fois da nga naan càggante la mais des fois da nga naan ñàkk xam la. Parce que am na ñu nga xamante ni si bu ñu violé wee seen doom ci biir kër gi nañ ko sang gaaw parce que day mel ni ñoom si ñoom xale bi day tilim ci ñoom. dañuy gaaw rek dem raxas xale bi te xamuñu ne ñi ngi dindi preuve yi nga xamante ni si moom la nit ñi soxla police boo demee dañ lay laaj lan xale bi ana ay yan mooy preuve yi mais boo amulee preuve noonu la ñuy def ba lâché waa ji bu dee dañ ko emprisonné mais nit mënoo ko emprisonné ci ay wax kese ay preuve la nit ñi soxla moo tax tout le temps damay alerter parents yi ne leen bu mbir amee da ngeen di naan da ngeen di tey d'abord ànd ak seen xel xool xale bi laaj ko xale aussi lum la wax da nga koo war a gëm il faut croire à l'enfant lum la wax mettre ko à l'aise pour que mu mën a xam moom tamit li ne ci xolam wala li ne ci moom liñ ko def pour mu mën la ko wax il faut nga ñemel ko sa bopp tuuti un tout petit peu damay wax souvent que ni les changements de comportement sont aussi une forme de communication courante ñi na ci biir kër yi nañuy seetlu loolu des victimes est différente selon l'âge de l'enfant des fois am na ñu nga xam te ne dañ leen di violer ay saw lañ koy def ci biir kër yi dañuy saw am na également perte d'appétit am na ñoo xam te ne du ñu nalawat ci biir kër gi te loolu ñu bari dañ ko war a bàyyi xel boo gisee xale bi di def noonu ay boulimie boo gisee xale bi di def noonu nga war a xam ni yow nga war a saytu tuuti un tout petit peu ne xale bi am na lu ko dal mais yow tant que xale bi mi ngi lekk ak mi ngi naan pour yow dara jotu ko mais dafa am ay xale yu nga xam te ni dinañ am naqar mais duñu xam nuñ koy manifester dañuy dem tëdd di jooy wala beru wala mer toog isolé wu duñu wax ak kenn yooyu yëpp ay forme de changement la yoo xamante ni si nit ki changement de comportement yoo xamante ni nit ki xale bi da koy def vis-à-vis te nit ñi duñ ci bàyyi xel repli sur soi-même isolement agressivité comme lu may wax conduite déviante il faut apprendre à les regarder si l'on parle il faut le croire et ne pas mettre sa parole en doute surtout ça mais xale wax na rek nga fërantel ko ne ko yow li nga wax ëpp na say wax ëpp na fërantal ko loolu nit du def loolu wéyjur dafa war di xool njabootam gis nga ni mu lay xoolee dafa am solo dafa am importance naka nit ñi di bàyyi xel tuuti bëggoon naa wax également que l'enfant victime d'abus sexuels a besoin d'être écouté calmement sans panique pour en parler avec lui il faut utiliser ses propres mots kan moo la def nii wax ma dinaa la jàppale gis nga ni mu la def nii boo ma waxulee duma la mën a jàppale wax ma naka laay def pour mën la jàppale il faut que ngay waxtaan ak sa njaboot parce que tamit xale xamul dara mais boo ko neexalee naxtaan ko dina ñëw envers wax la tamit kan la nëppal bi na tant que génnuñ mbir mi du mës a avancer te il est temps que waajur yi ñu xam ni seen intérêt doom moo leen gënal ay intérêt naan kii daf ma am ay kóllëre rek ay kii sama nijaay la kii sama nangam la parce que boo xoolee ni moom xoolul woon nijaay diggante nijaay boobu noonu ba di ko def sa doom yow tamit waroo xool loolu. ba tey si nëppal bi Mame Sophie am na si parents yoo xamante ni dañuy dem ba nga xamante ni sax dañuy accepter xaalis. loolu mën a garder silence bi. xoolal hypothéquer boobu nga bëgg a hypothéquer sa avenir u doom. xoolal séquelles yi nga xamante ni moo ko nar a topp ci viol boobule muy si enfance am muy bu demee ba nekk adulte. Maïmouna dagguma la mais am na si sama victime boo xamante ni si waajur bi dañ dem ñu commencé entamer procédure judiciaire yi ñu dem ba si biir mu ñëw ne ma man de famille bi dañ ma ni dinañ ma jox 500000 pour que ñu bàyyi affaire yi ñu arrêté ma ne ko yow 500000 moo la gënal sa wérgu yaramu doom. est-ce que 500000 du jeex sa wérgu yaramu doom ndax xam nga fan la jëm après. donc yooyu dafa war a nit ñi dañ si war di bàyyi xel xam ni alal yaa ko mën a liggéey. mais mënu la liggéey na nit ñi bàyyi xel xam ni doom nawle la et que nit ki buñ ko violé ñu mayaat ko ki nga xam te ni moo ko violé wala ñu nëppal jox la xaalis xale bi bu màggee traumatisme bi koy dal surtout au niveau psychologique. doo xam fu muy àkke ji ndaxte xale bi dinañ ko maye ëllëg xale bi bu ko nit laalee
day commencer waat di kii di am yenn sensation yi wala dootul nekkati donc yooyu yëpp waajur dañ ci war a bàyyi xel xam ni njaboot dafa am àq gis nga nit la sa njaboot di amalee àq yow nan ngay amee àq sa njaboot donc loolu waajur bu nekk war na ci taxaw ba nga xamante ni si sa doom mu jëral la sa bakkan bi li nga ci mën def ko te yàlla tax te xam ni doom nawle la te pourtant waajur rek moo mën a taxaw pour protéger doom keneen ku dul waajur mënu ko ndax laamisoo ak nëppal bi nga xamante ni si moom la ñeneen ñi di ci def yow waajur la waru la cee fekk yow sa doom dalaa war a jaral lu ne ci biir kër gi amul dama fi sëy amul sëyu ma fi amul lu mu mën a cas bu mën a présenté wu rek dangaa war a taxaw pour défendre sa doom muy bu góor bi nag di bu jigéen ba ndaxte bee passé am naa fi benn cas boo xamante ni si xale bi góor la yaay ji koñ bi yëpp commencé di wax xale bi góor la nañ ko bàyyi noonu moo gën sinon rek xam nga koñ bi rafetal dëkkandoo bi mu ñëw expliquer ma ne ko est-ce que ñoom bu doon seen doom la dal dinañ wax loolu nit dangay wax sa aqulay taalaa mais dalul ma rek nit ki naa nëppal ndax góor la góor moo gën a garaaw xale bu góor moo gën a garaawle nit ñi lu ñu xamul mooy dañ naan jigéen rek perte na ndawam nangam kon pour moom moo gën a mettile mais góor dafa mettile ndax mën na fa jaare nekk homosexuel te bu boobaa boobu dafa garaaw ci société bi actuellement nit ñi ngi transformé wu te xooluñu sax seeni doom dañuy jékki-jékki rek xale bi màgg commencé nekk délinquant ñu naan waaw kii moom lii fan la ko jëlee yi comportement yareewu ma ko fekk ne am na luñ koy mettital ci biir kër yi ay comportement yoo xamante ni si ñi ngi ko koy def ak ay defin yoo xamante ni si yow xalaatoo ko sa imagination jéggi na foofu nga naan dangay jekk ba benn bis rek xale bi commencé changer nga naan lan laa def pour mériter lii fekk ne am na yu nga xamante ni si mënoon na deñ dès le bas âge nga lijjanti ko amul rusaange amul ku ñëw daan sama doom chéri loolu faut plus l'accepter ak bus yi am na ñoo xam ne dal nañ xel goo xamante ni Mame Sophie dañuy fob seen doom dugg ci bus bi amuñu place dénkaane ko téyel ma sama doom ba pare nag dal xel ba bëgg a dee nag billaay dañuy ñëw ci biir bus yi au lieu ñu téye seen doom yi surveiller non dañuy ñëw rek dañoo sonn yow sëñ bi uufal ma kii lan nga sëkk ak sëñ bi ba di ko uufloo sa doom nit day fàggandiku nit day bàyyi xel lu bare nit ki xamoo ko xamaanoo ko ndegam ki nga xam nga commencé war a am tuuti ay inquiétude asamala koo xamul jamono ji il faut pas faire confiance à n'importe qui effectivement il faut que ñu delloo si waat valeur yu njëkk ya tant que valeur yu njëkk ya nekkuñu fi waat pour ñu intérioriser ko suñu bopp pour que ñu mën ko transmettre également xale yi phénomènes yi du fi mën a jóge dafay jafe te man wu jàpp naa ni waajur yi rek ñoo mën loolu te waajur tamit balaa ngay joxe boobu conseil il faut que yow it nga mën a am yooyu comportement balaa nga koy transmettre sa doom parce que di tere saaga xale ba pare wëlbati ko naan kon boo ma defee nii ma nangam loolu xam ngay tamit loolu rafetul booy tere nit ki yow yaa ciy jiitu man saaga war nga ko ruus a génne ci sa gémmiñ xale bi li nga koy yare loolu lay génn ci mbedd bi boo ko saaga mu génn saaga keneen du la saaga de yow mi yaa waajuram mais boo génnee mu saaga keneen te nag balaa nga mu lay jooyloo yow doom ji yow yaay ji wala yow papa ji balaa laa sa doom di jooyloo nii nga faj ko deel ba fa fi mu amee instant bi nga xam te ne xale bi mi ngi ci wàllu yar nga yar ko jubbanti ko ndax garab bu muy tooy nga koy jubbanti avant muy wow dafa am lu nga xamante ni si nag man ci vacances yaa ngi ñëw ci lañ nekk nii déjà mais il faut waajur di gën a fort vigilant vigilance boobu il faut mu am permanent ndaxte xale bi ñëw na vacances dematul école rek nga ne ko génnal kër gi demal fowi gis nga xale bi añ na ba pare ñëwal yeetal ko ne ko kay sieste sama wet lan moo dàq loolu waaye déedéet xale bi daf may lëjal ci biir kër yi génne ko mu taxawaal ci mbedd bi di def lu ko neex di ko arrivé ci biir mbedd bi te yow doo ci rendre compte bu yàggee nag day mel ne yow parent bi nga doon matoo ko sëkk waaw foofu laa bëggoon daaneel. am na solo bu baax a baax Mame Sophie di leen fàttali mbokk auditeurs yi ne yéen a ngi seen rajo Afia FM ci seen émission bii nga xamante ni waa centre de guidance infantile et familiale ci seen lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen koy tegleel ñuy waxtaanee wàllum viol yi nga xamante ni ñoo ngi koy teg ci tout tànk yi muy doon nag alxamis bu nekk rek mbokk yi yéen itam ci waxtaan bi ngeen bokk mën ngeen woote rek ci 88 628 05 05
88 628 05 05 Ousmane fi Mame Sophie daanele foofu laay yëkkatee mu di wàllum vacances yi nga xamante ni dugg si nañ ko booy xool mbedd yi boo génnee du 8h bu 8h ba ay 19h 20h xale yaa ngi taxawaalu si mbedd mi fees dell mu mel ni tamit xale yi bu vacances jotee comme ni ko Mame Sophie di waxee parents yi amuñu beneen alternative lu dul daal di leen di bàyyi si mbedd mi demal génn demal foowi damay sieste damay lii yéen en tant que jeune ban pexe ngeen teg ngir rek mën a saytu jëmale ci wàll woowu maanaam ak vacances yi ak xale yi. may mën a seen sensibilisation. man souvent rek chaque vacances dans 3 ans yi nii may participer si ay centres aérés maanaam dajale ay xale di ko def pendant 1 mois di dajale ay xale ak ay association di leen def ay camp de vacances ñu yendu ak ñoom ba ngoon gi yóbbu leen fu nekk dem ak ñoom fii dem ak ñoom di ñëw bu 6 heures jotee ñu libéré leen bu ñu xëy 8 heures yu ñëwaat. xam nga loolu ay jéego yoo xam ne ñu ngi koy teg la. mais day metti waaw jàppale bi du am. da ngay dem tàqale fii mais finalement daaw defuñu ko parce que dafa metti ay 800 000 ngay dépensé budget bi dafay bari. te pour nga tàqale ko day xaw a metti te ay doomu jàmbur tamit foog nga teg ay conditions yu baax. chaque année dañ ko doon def mais daaw defuñu ko par manque de moyens xëy na ren maa ngi ciy doxaat pour jëm koo defaat parce que nekk na loo xam ne daal man gis naa ni. day occupé xale yi ba duñ tal yenn yi. duñ tal yenn yi su sa fois dañ koy def année yu affaire bu réussir buñ koy def fii fin bi dafay nekk affaire bu réussir ñëppay parents yi kontaan bég bien vrai que amul dara mais ay kaye ak big la leen jox ay remise mais dañ ciy kontaan parce que dimbali na leen seen doom maanaam yaral na leen ko ba demul vacances yi dàqante ko mu dem feneen wala souvent jëm si daara alxuraan yi ay góor dafay nekk man des fois damay ànd sama benn copain rek man ko guddi gi rek man ko booy nañ dem daara bee ñu dugg rek xool condition booy ni ñuy tëddee parce que affaire bi violeur bi mi ngi fépp bul xeeb du jigéen kese la mais côté góor ñi tamit da ngay xool boo demee xool xale ni ñuy tëddee sa yaram day xaw a daw nga xool ba xam parce que tamit dafa xaw a doy waar daal parce que des fois nga bëgg benn xale boo xam ne am na 15 ans nga xëy boole xale bu ndaw boo xam ni 5 ans la am man du ma ko nangu parce que ñi maslaa bi moo bari ngay gis ku ñu def benn xale bu lu bon ñu maslaa affaire bi sedd kuy man benn année dal na ma benn daaw dama dugg bis quoi benn femme dugg rek gaayam bi këf xale bu jigéen uuf ko rek commencé ñaq gaayam bi te ñi ngi période seddaay man góor laa mi ngi ñaq di siit xamu nu may def nag parce que mënu ma koo attaquer directement femme bi en place toog rek jëlul xale bi bàyyi ko xale bi na ko soxna si jëlal sa doom bu uuf ko dal xel rek xoolal gaayam bi dafa xoolal xale bi dafa jur rek dem si yaayam rek mu wàcc oto bi te leeram eggul arrêt xoolal yooyu moo tax man la ñun daal ñu ngi si def lu ñu mën centre aéré yi jéem koo créé jéem waxtaan ak xale yi ay colonie de vacances yooyu yëpp dañ koo bàyyi te yooyu yu baax la boo waxee ñu ne affaire tubaab la wala affaire lii non mais dafa baax si nga mu tënkee xale bi soo ko tënkee rek du mu def yenn yi boo ko tënkee tëkk benn kii rek di waxtaan ak moom rek di ko def ay jeux ay affaire yooyu yu bëri di nekk si xelam mais boo ko bàyyee mu dem rek dañ ci am part de responsabilité. C'est vrai Rosalie parents yi li ñu war a xam moo di xale du rek nekk na vacances mbedd moo war a nekk deuxième maison du rek xale bi am na vacances danga ko war di yebal ci mbedd mi tout le temps muy dem tout le temps doo xam ci lan la nekk doo xam xale bi fan la nekk doo xam dara ci moom lu dul lekk yebal ko ci mbedd mi yow nax nga mu féex parce que xale bi da doon jàngi bu jàngee yaa ngi ci jàmm jàngatul mi ngi ci kër gi coow li bëri na bruit bi bëri na mënoo ko supporter nga daal di koy dàq mu dem ci kër gi alors que ne parents yi dañoo war a xam ne xale yi bu nekkee vacances faaw ñu wutal leen occupation boo xamante ni dina leen mën a occuper nga xamante ni duñu taxawaalu ci mbedd mi ba lu mel ni wàllum viol di leen ci fekk. Merci Maymouna occupation boobu nga wax moom laay waxaat rek dañuy rebondiraat ci éducation bi parce que nit da ngay utal sa doom planification bu nga xamante ne chaque jour bu yeewoo loolu la war a def muy ku jigéen ki muy ku góor ki su nekkee yow amoo moyen pour fayal sa doom mu dem colonie amoo moyen aussi pour fayal ko mu dem centre aéré mën nga ko tënk ci biir kër gi parce que xale bi muy jógee école dafa war a defaat beneen classe boo ko mayee 15 jours de vacances rek war nga ko entamer ci classe préparatoire bu mu war a dem ndax du parents yëpp ñoo am moyen pour fayal seen doom cours du soir mais nañuy encadrer seen doom utal leen occupation boo xam ne si c'est le matin su may dem marché ma ànd ak sama doom bu jigéen loolu da koy jàngal ko waaw da koy cultiver à ce que mu teel a xam sama yaay lii lay daj ci waañ bi su ma ñëwee bu ma tegee kii mu dëbbal ma góor ki même chose du ma la defloo travaux yu 10 mais dinaa la wax ne que lii comme par exemple root bouteille yow yaa koy def ci kër gi yaay ranger banc yaay def lii xale bi dina am occupation de telle sorte que
dina génn mbedd bi fooyu parce que tamit xale vacances ak foo ñoo ànd moo tax mercredi soir am ak samedi dimanche mais mu nekk ci cadre boo xam ne c'est restreint di nga mën a am ay ci sa doom man lan laa mënul accepter nga ñëw dugg ci kër ne salaamaaleykum ana xale bi ñu mën gisuma ko depuis ci suba te bari na fi di nga ñëw ci kër laajte xale ñu ne la gisuma ko depuis ci suba wala yow nga dëkk ci koñ nga gis xale boo xamante ne tout le temps ci mbedd bi la lan moo koy fekk ci mbedd bi parent bi soucié wu ci comme li ñu wax sànq dañoo nekk à la perte de nos valeurs ndax bu njëkk ba da nga daan gis doomu jàmbur di doxalee nu naka sudul noonu ñun suñuy jamono jàmbur moo ñu doon wàññi mais jamono bi ñeme woo wàññi doomu jàmbur ndax da ngay wàññi doomu jàmbur nga dégg ci loolu mel wala nga gis doomu jàmbur naka sudul noonu nga wàññi ko mu dem nga ko yaay mal information bi après yow yaay nekk victime bi parce que dinañ la accuser wax la de tous les noms d'oiseaux te sénégalais day nettali day réformer la wax tey jii bu kenn waxee ne diw moo def lii rek après tout cela la rusée de tout le monde foo romb ñu ngi lay xoolee bët boo xamante ne te amaan na buñ la déglu woon loolu noonu avantage lay doon ci ñoom mooy comme ñun li ñuy def parce que xale yi duñ leen gis tous les jours mais les samedis soirs ñun la ñuy nekkal à partir de 15h ba 19h dinañ def animation def ak ñoom cours comme par exemple ñu jël sujet sexualité waxtaan ak ñoom bu ñu paree ñu def envolée xale yi nga xamante ne dañoo sori dañ leen di gunge ba seen kër rien que rek pour protéger ses enfants mais mënuñu ko def chaque jour comme kii la muy wax Grand Yoff loolu dafa nar a nekk loo xam ne jeune quartier bu nekk bu ko defoon tey benn xale du taxawaalu jeune quartier bu nekk bu jugoon taxaw dañuy organiser wu ñu def ay centre aéré ñu jël xale yi tënk leen ci école ñu teg leen chaque jour ñu leen di defar thème différent boobaa ku nekk di nga am sa responsabilité bi nga xamante ne parce que le développement ça commence par toi de munoo toog di xaar autorité wala munoo toog comme ñoom biñ koy def amuñu woon appui kenn te pourtant ça a réussi noonu lañ ko waroon mën a continuer di def sénégalais nëppal tant que bàyyiwuñu ko lu bari daf fi valeurs yi ñoo commencé disparaître te retour aux valeurs lañ war a def da ngay nangu sa doom ñu koy yar ci mbedd bi parce que léegi da ngay dem ba école sax buñ dóoree sa doom nga sosa daal dem ak maître bi y a problème te pourtant amaan na ci li mu ko yaree yow demoo sax laajte lan moo tax nga dóor ko mais da ngay ñëw sama doom fayalu ma ko école pour ñu dóor ko léegi kon école nga bi ngay fay ngay bañ ñu dóor ko buñ ko dóoree ci mbedd bi est-ce que doo yóbbante nit ko police perte des valeurs daal moo ñu xaw a sonal Afia ci juróom ñeent fukk ak ñett bu tomb neen wax na dëgg maam soxna jamono yële passé waa centre de guidance infantile et familiale ñoo ngi koy wax retour aux valeurs maanaam xam nga bu njëkk maam Sophie comme ni ñu koy waxee tout le temps rek chaque émission éducation ñëpp dañ ciy jàpp comme ni ko Rosalie waxee éducation xale bi ñëpp a ciy jàpp amul kii jàmbur la amul kii maamam la amul kii tantam la amul kii nijaayam la ñëpp ay jàpp ci éducation bi mais mu ñu gis ne léegi même que proche sax sa tante sa wala sa maam bu la éduqué wala mu ne jaaral nii yoon bi ngay jaar neewul nga gis yaay ji wala papa ji dal ci kawam alors que bu njëkk neewul woon noonu bu njëkk ba da daan doon famille bu mag nga xam ni maam yi dañ ci maam dafay nekk maamaati maam nekk fa tante yi bàjjen yi ñoom ñëpp bokk ci éducation mu doon éducation bu mucc ayib bu guddi jotee comme ni ñu koy waxee rek ñu def jotaay bu yaa xale yi di ci jëlee ci waxtaan boobu mag ñi di wax wala ci léegantu yooyu ñu def xale yi di ci jëlee ay jàngat di ci jëlee éducation bu baax mais ñu gis ne loolu yëpp amatul toi et moi moo am ci appartement yi ay xale yu ndaw ñoo fa nekk mënuñu yar seen bopp ba yar seen doom mu mel nii tamit côté boobu comme ni ko Rosalie waxee effectivement elle a raison. Maïmouna elle a parfaitement raison parce que bu njëkk ba modèle famille communautaire bi ñu amoon dafa amoon solo dafa essentiel woon parce que boobu éducation xale bi ñëpp ci daan dugal seen loxo papa yaay umpaañ nijaay ñëpp a ngi ci biir kër gi mais ku nekk ngi bàyyi xel xale bi moo taxoon buñ daan wax nijaay dañ ko yàq léegi mais dafa mel nañ naan nijaay maanaam mel ni yaay amoon nga responsabilité bi nga xamante ni si yar sa jarbaat ci biir kër gi boo gisee mu commencé am ay àndandoo yu bees wala commencé am ay comportement yu bees nga redressé ko waroo tag fii xamal ko yow yaay ki xale bi mooy kan surtout ça nit da nga war a xamal sa doom fan la bokk pour mu nawloo boppam yow kat fii lañ la juree diw ak diw mooy sa yaay maay sa nijaay maay sa lii am na yooyu yenn comportement yoo xamante ni si nit bu naree baax du ko am wax ak moom waxi nit yoo xamante ni si te xale day dégg comme j'ai l'habitude de le dire xale day dégg li nga ko wax
boo waxee ak moom ci moo yooyu dina ne man kat war naa jomb surtout la moo jomb nit dafa war a am lu muy jomb man kat sama yaay judd na ba toll nii mu toll wala ak sama papa mosuñoo am yenn comportement yi mosuñu leen àkk ji police wala mosuñoo am yenn comportement yi ci koñ bi kon man tamit en tant que doom am na lu nga xamante ni si war naa ko war a mën a jom nit foofu la ñuy xamee nit kii ndax nite na mais yow bàyyi sa doom jur ko pour yow lekk ak naan rek mooy sa responsabilité xëy nga wuti dépense jox nga ko togg mu lekk mais responsabilité dafa diis yàlla bu yow mal xiyaamee naka nga sàmme woon sak njaboot la lay njëkk a laaj mais léegi ku nekk bu guddi jotee nga jox ko 100 francs mu dem jëndi lu mu reeree nit ki ba xam tëdd na xale bi tëdd na lijjanti woo xale bi xamoo fu mu nekk foowi na rek yow tu es libre alors que éducation c'est un ensemble c'est un tout comme j'ai l'habitude de le dire nit lañ la jox yàlla dafa fonk doomu aadama surtout xale kuy jël engagement di toppatoo xale boobu yàlla dina la laaj ëllëg yow kat naka nga sàmme bu boobaa di nga am loo wax mais yow ñu jox la doom mu mel ni doom ji yow dafa ñëw nii rek waaye yow sawaroo ci pour yow daal doom ji waroo am benn toppatoo ci moom te bu màggee gis nga nit bi nga ko toppatoo bi nga am ci moom ba jàppale ko bu màggee toppatoo boobu lay am ci yow ndax dina ni kat sama yaay ak sama papa yërmande bii lañ amoon ci man ba jox ma éducation bu baax man tamit dinaa leen ko delloo ba lu ma mënti ñoom tamit ma toppatoowaat leen ko. donc ci biir kër gi daal vraiment façon bu bees bi xew nag moom mooy toi et moi ak mes enfants man boobu vraiment je suis pas d'accord non sérieusement il faut que nit ñi di ressourcer waat dindiwaat modèle communautaire yu bees yi fi amoon ñu di ko indiwaat ko waajur yëpp di sàmmaat seen doom booy dem foo mën a dem ànd ak sa doom bu boobaa dina xam fa nga jëm dina xam li ngay lijjanti dina xam dina la jàppale mais bu fekkee na nga koy bàyyi ci kër ga dal xel bay bëgg a dee dem di natt di tuur ñun surtout jigéen ñi parce que jigéen moo war a yar. dëgg la nag ñëpp a war a yar ak ku góor ki yëpp mais dañoo baaxoo woon jigéen di surveiller njabootam te loolu c'est essentiel. Mame Sophie am na solo bu baax a baax man lan laa bëgg nga ñëw rek laata ñëw tëj émission bi ndax liñ dese ci waxtu daanaka bariwul. mu mel ni ñu ngi ci vacances comme ni ñu ko doon waxee sànq ñu ngi ci vacances xale yaa ngi ci mbedd mi am na ci ñoo xamante ni sax dañuy jël seen doom ngir noppalu rek dañuy jël seen doom yóbbu vacances mu mel ni tamit amoon ngeen ay cas yoo xamante ni viol yi ci vacances ba nu demoon vacances yi. foofu lañ leen violé mu mel ni tamit parents yi war nañ bàyyi seen xel bu baax a baax ci loolu xam ne vacances jot na nañ téye seen doom bu nekkee jigéen nga téye ko jàngal ko togg ci biir kër gi te bañ a seen vacances seen doom yi ne bu nee vacances rek nga jël sa doom na dem kër tantaam na dem kër bàjjanam na dem kër nijaayam loolu tam parents yi war nañ cee bàyyi xel Mame Sophie loolu laa lay bàyyi nga tontu jaare la fa daal di rek tàggatoo ndax li dese ci waxtu bariwul. Maymuna loolu daf may rappeler rek benn cas boo xam ni bi ñu nekkee woon suñu ancien locaux yi fële xaar yàlla dama toog ba yàgg rek benn xale bu jigéen mu ngi amoon ay 22 ans mu ñëw fekk ma ne ma est-ce que mën naa waxtaan ak yow ma ne ko bien sûr mu ne ma man dama xaw a jaaxle ma ne ko lu xew mu ne ma bi may nekk xale sama yaay daf ma yóbbu woon vacances Kaolack bi ma demee vacances Kaolack ma ñëw sama cousin ci biir kër gi di ma violer pendant 3 mois yëpp te kër gi kenn xamu ci dara ba ma pare ñu indiwaat ma fi ma nekk ni suñu kër léegi nag suñu waa kër ñëpp nee nañ damaa dof dañ may ndëppal dañ may defal nii dañ may defal naa te man xam naa ni au fond am na lu ma métti parce que viol boobu te sama cousin boobu màgg na ba takk jabar léegi te léegi man maa ngi nii dese traumatisme boobu nga xam ni yooyu façon traumatisme war nañ koo xoolaat xale bi nga xamante ci biir kër gi te pourtant wéjur boobu noonu bu xamoon ni doomam elle a été victime d'abus sexuel ba muy nekk xale ñu yóbboon ko vacances tey fi mu ne coow li bari mais il faut que wéjur yi comme ni ma amee habitude di ko waxee il faut que wéjur yi amaat pas-pas ci seen njaboot il faut que wéjur yi bàyyiwaat xel ci seen njaboot comme j'ai l'habitude de dire li may wax rek pour tàggatoo il revient aux parents la responsabilité d'éduquer les enfants et de les prémunir contre les dangers que peut présenter la société foofu lay amee sama dernier mot di waxaat vacances yi jot na nañu bàyyiwaat xel ci njaboot gi et merci beaucoup. xabaar Ousmane dañ lay bàyyi nga tàggatoo rek vite fait. waaw soxna Maimouna ñu ngi leen di gërëm di leen sant di kontaan ci émission bi ak invitation bi di la wax ne kontaan nañ trop ñaan yàlla yokk rajo bi di gërëm directrice bi di sant yàlla bu baax a baax a baax. Rosalie kaddu gaa ngi noonu nga tàggatoo sa dernier mot. bon merci Maimouna merci Sophie ci invitation bi bon di ñaaxaat rek comme ñu def retour aux valeurs
di def communication interne ak suñuy doom ñu jàppalante suñu biir en tant que jeune man ak Ousmane ñu def tamit suñu part de responsabilité ci xale yi aussi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm aussi sama Croix-Rouge deuxième famille nga xamante ne tey bu ma demee bay toog rajo c'est à cause de ñoom maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. am na solo bu baax a baax comme ni nga ko waxee rek Rosalie ak Ousmane di def seen rôle ci li nga xamante ni mooy viol yi nga xamante ni ñu ngi koy teg ci tout tànk yi waaye it dafa nekk wareef ci képp kuy jeune bu nekk ci sa gox nga veiller à ce que viol yooyu bañ faa am ci naka waxtaan ak xale yi sensibiliser parents yi mbokk yi lii moo doonoon seen émission ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi di leen jox dig daje beneen alxamis rek ak waa centre de guidance infantile et familiale comme ni ñu koy defee tout le temps rek ñu waxtaan jëm ci wàllum viol yi nga xamante ni ñoo ngi koy teg tout tànk yi. ONG bii di Ségid lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen di digtal ay série d'émissions ñeel wàllum métital ak